xëy tey ñu ànd ceek Mouhamed Ali Mouba. dal leen ak jàmm. rapport Human Rights Watch bi wax ci wàllu harcèlement sexuel gune yi ci l'école yi ba léegi nii mi ngi metti jàngalekat yi. journal enquête jox parole nag syndicalistes yi ndaxte dañoo mer. waaw dañoo mer ba futtu kii di Sawru Sen mi yor SAEMS nee na kii bind rapport bi bu dee yàlla tax ñu wax tooñ. waaw rapport bi daf ñu tooñ ndaxte dafa wax lu dul dëgg. naka noonu Abdoulaye Ndoye mi nekk moom itam CUSEMS nee na rapport bi du dara lu dul rapport yàq der. waaw boo bëggee wuti koo xamante ni day yàq der jàppal Human Rights Watch mooy yàq suñu der. di ne Sénégal nii la mel enseignant yi. waaye nag duñ ko may ci loolu. dañ koy porter plainte nu mu gën a gaawee. bon mi nekk ko si dem moom itam ñu jox ko parole. moom mu ne man de rapport bi tey na xel ça ma posé problème munu ma ne enseignants yi def nañ wala defuñu ma posé problème loolu laa mën a wax. Vox Populi dellu nag joxaat parole kii di Eline Martinez sama naataango bi mu joxee Eline Martinez mi bind rapport bi nekk responsable Human Rights Watch Sénégal mu ne waaw ku ma doon réclamer maa ngi nii ku ma doon laaj maa ngi nii maa bind rapport bi maa ngi sama gars yi waaw enseignants yi lu ma wax ci enseignants yi looloo am enseignants yi dañuy topp xale yi jigéen yi di leen def naka su dul noonu maa ko wax. fekkee ni dañoo mer kay nañ wax ñoo xam nañ ko te lu ñu wax itam gouvernement bi Mbaye Thiam xam na lu may wax moom ministre de l'éducation nationale lu ñu ko waxoon ci wàllu jàngal sexualité ci l'école yi waxoon nañ ko mu bañ léegi gis nga lu may wax naka noonu syndicalistes yi dañoo war a bàyyi mermerlu xool góom bi jëm ko faj moo gën. ci loolu Eline Martinez nag yokk ci journal Les Échos Serigne Mbaye Thiam xam na bu baax a baax sujet boobu bi ñuy wax noonu ñu ngi koy discuter sujet boobu pour dugal éducation sexuelle ci l'école yi. Sénégal mënul génn ci loo boobu l'ONU da koy wax UNESCO da koy wax FUNIAB da koy wax du ñun kese Serigne Mbaye Thiam xanaa ñun la ñeme lu tax muy daal suñu xaw. waaye nag sama naataango joxaat parole syndicalistes yi bi ñu déglee Eline Martinez ñu ne ko yow li ngay wax noonu ñun nekkuñu si ñun dugaluñu affaire sexe suñu l'école yi. bu fekkee ni yéen xam ngeen loolu ñun amuñu loolu ay affaire de sexe yooyu ñun duñ ko wax ci suñu l'école bokkul suñu culture xamuñu loolu. journal Le Quotidien jël parole nag sama naataango ne rapport Human Rights Watch bi mi ngi métti gaa yi de di indi ay problème ci dëkk bi ñi bëri ber ci. waaye nag ndax mun nañ continuer di gérer yëf yi nuñ ko doon gérer ndaxte boo xoolee bu baax suñu élèves yi ay xale lañ waaye dañu am accès à internet seen jamono bokkul ak jamono maam kon bu fekkee ni jàngaluñ leen éducation sexuelle ñoom mun nañ découvrir seen bopp sexualité ci portable yi ci télé yi wala ci leneen bu ñu leen jàngalul sexualité boo moyul ñu jàngal ko seen bopp. ñu wax ci déclaration de patrimoine bi loi bi dafa ne da nga war a déclarer sa patrimoine nga wax ñaata nga am booy génn itam ci nomination bi nga wax ñaata nga yor comme ça ñu xam bu fekkee ni laaloo xaalis corruption wala saa cooy xaalis réew mi. journal Le Jogo nee nag boo xoolee ba xool présidence ministère de l'économie et des finances wala mairie ba léegi nii ñu ngi bañ di def déclaration de patrimoine woowee waa OFNAC bu ñu leen woowee ne def leen déclaration patrimoine ñu ne la waaw maa ngi ñëw xaaral suba après dinaa ñëw su ma wàccee fii dinaa ñëw suba et cetera du ñu mës a ñëw am na ñoo xamante ni ba léegi nii fu ñu seen déclaration de patrimoine sama naataango génnee liste nag ne ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar agent yoo xamante ni ñu ngi ci ministère de l'économie et des finances moitié bi sa daanaka defuñu seen déclaration de patrimoine ci juróom benn fukk ak ñaar yoo xamante ni war nañ def seen déclaration de patrimoine juróom-ñaari kese ñoo ko def ci wàllu déclaration de sortie naka noonu itam juróom-ñetti maire ñoo def seen déclaration de patrimoine ci wàllu demande de protection bi Ousmane Sonko doon laaj leader Pastef sama naataango bi di source ne jàpp nañ Ousmane Sonko de ndaxte moom nee na dafa laajte protection ngir ñu jox ko député bi daanaka moom du candidat bi la moo laajte sama naataango dem xool li ñetti document bi mu bind adressé ko ci ministère de l'intérieur sama naataango ne jàpp nañ ko waaw ndaxte boo xoolee ci objet bi kii di Ousmane Sonko lu mu wax demande de protection pour candidat bi di Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko day naqasaale sama naataango ne lii day wane nii que Ousmane Sonko waxul dëgg lu mu doon wax yépp ay naqasaale la. ñu wax nag ci Maarif ONG boo xamante ni moom moo remplacé école Yeewu Salim yi moom nag mooy gérer kon l'école yooyu yépp accord de siège yi diggante kon état Sénégal ak Maarif sama naataango bi di quotidien nee na accord la yoo xamante ni daanaka may na Turquie lu bëri ndaxte Turquie am nañ statut diplomatique naka noonu tam am immunité parlementaire daanaka kenn mënu leen topp
daanaka daal seen bamba maasen ñoo xamante ni seen bamba maasewul mooy ay ñiy jaay ay produits sexuels ci Dakar daanaka Interpol dafa ñëw ba ci Dakar jàpp leen ràpp ci kaso bi ñeneen ñi ñuy doon ci marché Tilène ñeneen ñi ñu nekk ci marché Sandaga sama naataango bii di Libération nee na ñoom dañ doon jaay kon seen produit en ligne illégalité boo xamante ni illégalité totale la Direct Info moom wax ci drame social boo xamante ni ñii divorcé ñu ngi koy dund sama naataango ne boo xoolee ba xool ñii divorcé daanaka ñu ngi nekk ci ay difficultés yu mag ndaxte dafa mel ni dañ leen abandonné seen famille duñ leen jàppale ci seen problème yooyu de journal Observateur dem dalal nag tey nekk guitariste bu mag waaye nag moom yaram bi dafa tawatoon mi ngi yoon sa fële ci France di soigné wu moom nee na nag bu fekkee ni amoon na le choix tey jii dañ koy yox gëddam ci musique ndaxte moom guitariste bu mag la moom nag nee na tey jii fu mu toll nii mi ngi ci ay problème yu bëri ndaxte amul salaire naka noonu itam xaalis daanaka bi mu yoroon yépp dugal na ko ci faj bi yóbbu na ko moo tax mi ngi ci ay difficulté yu mag